di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Teuss ak Ahmed Aïdara. Man way naa laay yone wetal nga ma man way naa laay yone dem nga bay ma man way naa laay yone wetal nga ma yala min yala asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yaa Sidi Mansour Bal Xami Diop. ma def ko booy TikTok bi. salaamaaleykum. Cheikh Faye. booy maa ko bëgg. alaaj booy gisu ko ba léegi. asalaamaaleykum. nu tudd booy boobu. booy daal tur bi en tout cas TikTok am moom boo fa duggee yor yaa fa nekk. Mbadou. ah booy kii ma waay. nekk mu def la signe waay. ndax ma sponsorisé la. jar na ko de. MMD. waaw dama ki wutal xaalis sax comme man ma xaalis. wallaahi ma dem ci parti politique yi. ba pare wutal ko ay invitation mu nekk seen influenceur. waaw mu nekk seen influenceur. ñu entraîné ko ci one man show gi. waaw. ok xaalis a ngi ci de. xaalis a ngi ci. dugal waaw ci de. xaalis a ngi ci. fii moom mën nga bañ a am xaalis mais mën nga talal. waaw. talal ko loxo jox ko loxo. waaw. yëkkati ko. waaw te du la wàññi dara. dara. ku ñu jàppale moo fi am sax. déedéet bu yéegee sa affaire baax sax. wallaahi. waaw ndax cër ba mu lay jox a tax. ak li nga yëg sa xol. ak li nga yëg sa xol. ci ne au moins soutenir naa kenn. booy seet si ma waay. ma boole la ak ñoom Mantoulaye. booy ñëwal. waaye ma boole la ak ñoom Mantoulaye. Bachir maa ngi lay nuyu. alaaji ne ma ni maa ngi lay ziare Hadj Mansour Bal Xami. ngay ziar bu baax. Diop maa ngi lay delloo ziar. waaw sama turando de moo ñu woon farduna lal ibnu shukran walidayni wa anta walidul barru yaa ustaas Sindidi. waaw ko bar moom la mbay doon di doon way. waaw. maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar waaye El Hadj. na ngeen defal yi tey. sant yàlla bu baax. Mantu. maa ngi ne alaaji maa ngi ziar. association individuelle. non man maa perte nag. studio bi ñu fi bokkal ñëpp ay association individuelle lañu. wallaahi fii kenn rek. ba ca technicien ba. déedéet technicien bu ko ci boole. déedéet si ñooy ngeen ne moom bu leen ci boole. mooy yéen. yow kay yàgg Cheikh Sarr. ma xamal leen nekk ci li nga nekk ak Mame Mbaye. xoolal moom ci xol bi la. Mbadou. ca xol ba la. xol ba amul wax du mën a déglu. wuyu ko. moom foofu kenn la kenn. cey. ci weer jëloo kenn. ki nga bëgg biñ la bëggal. jabar ñett. Abou Si maa ngi lay nuyu. ki la jël ki nga jël ak ki ñu la jëlal. ak ki ñu la jëlal. yee. waaw. Chimère taasukat ba nee na jabar ñett ki la jël ki nga jël ak ki ñu la jëlal. am na ku ñu la jëlal. fekk yow jël nga ba pare. parfois ñett yëpp daje ci kenn. man daal jël maa gën a wóor. jël naa walaay jël naa. man daal dañ maa jël te jël ma moo gën a wóor. waaja de ba ka nijaay. jëlal la daal sopp ma ko dara. waaja de ba ka nijaay ji mayee jabar. sama waay fekk dafa ragal aawo bi ba maa nga dee taal. jékki-jékki mu toog rek jabar ji woo ko mu jël téléphone bi allo waaw ñu ngi ziar baax ndijaay na ngeen def ak yi tey alhamdulilah ok sekk jàmm mbaa kenn taw an sama ñoom mi paañ ana ponkale yooyu kali ñu mu dalaay ndijaay nag wax dëgg yàlla du ma ko nangu moom ndijaay doon du ma ko nangu moom dëgg yàlla du ma ko nangu jabar ji ni patre di ko xoolee non ndijaay moom muy dëgg yàlla wax dëgg yàlla yaa sama yaay bokk ndey ak baay sama sang yooyu ñooy samay sang bu ñu naawee ma naaw bu ma naawee ñu naaw waaye nag duma ko def ma jàppale leen ay rak waaw ma jàppale ay rak ndax kii ma nekkal
sagal na ma sigil na ma ki ma nekkal jàppale ne ma bu ma amee kenn du ko xam bu ma amul kenn du ko xam. kenn gënu ko. mooy sama wéeruwaay mooy sama wéeruwaay ak ñoo ko bàyyi na àdduna ndax man. kii yal na ko yàlla sagal. yal na yàlla yëkkati ma xam am na yoo xam ne dama ko nangu ànd. fekk ma ngi lay yëgal takk ga de. waaw indirectement. bu ñu lay tagg nii. mooy tool ma tagg chaque jour. waaw dama koo ragal. yaa fi ne. yaa fi nekk neexal ak bang banga. waaw xoolal daf ko histoire mu ji mu ko ndijaay nag gis nga nag xamoo bu ci yam ndijaay jëluma laa wax. waaw Ramatulaay Sekk mi nga naan naa ko takk du ma ko takk ndijaay takkuma ko waaye yow ku la bàyyi nga naan maye nga ko ba noppi maye maye nga ko ba noppi info ba jaar dara ump ko ca moo jënd gura. barke Rasulullah ndijaay boo ko mayee di nga ko tas boo ko mayee di nga ko tas Alaaji moo jënd gura. waaye yow maam réew mi xuloo fu coupé téléphone bi jël téléphone boobu xool dóor ko ci suuf mu toog ndaw sa toog rek. xoolal ndaw si toog di ko seetaan rek xam nga sama nijaay mu soof mi nga xam ni séqut ak man dara nga xam ni mus ta xam fu ma féete bàyyi ma ba tey xam ne sama situation soppeeku na ma naan may na ma Rama Seck dina ko ci ñuuxaat de ñu dox benn weer ñaar jékki-jékki daal di ñëw mantu foog ñu waxtaan parce que nit génn wàllam moom génn wàllam ay mbokkam maa sama nijaay fi mu nekk dañoo ñaaw duñ tuddante daanaka fan yee bu ñu dajee sax ci tour de famille duñu nuyonte bàyyi na ma bàyyi naa ko war naa ko ginnaaw mais imam yeeg ñëpp délégué de quartier yi député ci koñ bi Yaya Diallo def na ci ay démarches député Aliou Ndiaye def na ci ay démarches fu ne mënumaa te ñëpp mënuma leen a tëb mënuma leen a burum léegi looy def. léegi léegi ni ngay def bàyyil bu ma ñëwee ci yow ñaari fan boole ci week-end moom au moins ma def ko comme genre nga takko may ko rek ndax man bëgguma ko mais nag fii leen lay def de. ak ñëw garaaw. waaw bëgguma ko bëgguma ko te ñoo ko dox wër ko dem seen kër nijaay daan ne waa ndekete sama kër nijaay lu mel nii mi ngi fi. jënd gura e ñooma moo ko doxaan yi ñoo ko dox ñoo ko ba noppi yónnee te fa naan kon may ma tuuti rek dinaa ko régler ma lijjanti kaar ba fanaan si. yónnee fa paawu association yi ay yow fekk daan na fa yendu amaam yi fanaan. bu wàccee jaar fa yendu. ay yow mais xam nga ni góor googu moo tas këram. baax na tas gi mu tas këram mooy aaw bi. du daw loo ñaareel. du ko xoolee bëtu jabar nga. déedéet yow dañ la forcé sama kër. waaw loolu début bi la rek Mantoulaye déggal madame Diop naa ma yow tamit noo xëyee Rama Seck nii rek waaw baax na yow. mbaadu doom bu Alaaji yàq kuy Rama Seck. doom bu yàq jàngi sama xel ci nekk noonu donc Baadu El Hadj da ngay joxe xibaar en direct. moo bi Alaaji nag moo bi nag lan moo tax ma xam ne nag Rama Seck moom min nga ko. da nga njëkk a wax Rama Seck commencement ba. léegi ba saaga daal ne Rama. waaw juumoo ci tur bi benn yoon. sama xel ci nekk noonu rek déedéet Alaaji mënut a ne. baa joxe woo xibaar Alaaji mënul tombé noonu nag. sama xel ci baa nekk joxe woo Alaaji xibaar Rama Seck di ba dem ba ci bi daal ne Rama. dee wulaay sama xel ci nekk noonu rek yàlla xam na ni sax labatuma sax de sama xel ci nekk noonu rek Alaaji moom gëree la tax la nekk ci Rama rek. Alaaji moom début bi dafa ne. sa doom jooju Ramatulaay Seck du ma ko takk. waaw léegi ba ne ci Rama. biir mu ñëw daal ne Rama du ma ko takk. maanaam jóge na ca Rama. ca Ramatulaay daanu ca Rama. di kët. appellation yooyu xam nga koo miinante. may fàttali une si longue lettre Alaaji yow. xam nga woote yooyu mooy koo miinante. Alaaji Rama gi nag Alaaji Ramatulaay ba Rama gi. appellation kët Alaaji Ramatulaay ba Rama gi. Ramses yow xam nga lay wax. Tulaay. Mantulaay ba Tulaay. boobaa ñu ne kan na kii miin na Tulaay de. dégg nga madame Diouf naan waaw kay mantu fi nga ko jàpp ah mooy yéen. Mantulaay ba Mantu Ramatulaay Seck ba Rama. ba Rama. Alaaji nag. dara Tulaay ga. daanu ngeen nag de boo xaaroon Ramses ñëw de. moo. daanu ngeen nag de daanu ngeen nag de Rams. waaw dana mel ni Seck. Alaaji mu cooci de. daanu ngeen de daanu ngeen de Alaaji mu cooci de. daanu ngeen de yaayee laajte de madame Diop. yéen a ngi xool sama ginnaaw gi ci miir bi de baax na. weekend lañu jëm sax bu ñu yàq weekend bi. yéen Madame Diop. non madame Diop bii moom bu ñàngalee itam affaire am ndax man weekend damay dem weekend waaye ñàngalal maa ni Rama waaye weekend dana jeex de. Alaaji di nga ñibbi si. weekend dana jeex de. maa ni Ramses Seck si nganaar lii la gis nga. waaye sax weekend bi jeex na demande d'explication. semaine bi jeex na damay dem weekend demande d'explication boo waree ñëw nag. weekend. waaye ma ni Ramses naan kuy Rama. keroog dañoo amoon waxtaane ko tam benn femme boo xam ne. jëkkër ji moom dafa infidèle. waaw day jël ci xale yi rek. waaw sama yaay daal daan ne gis nga boo leen jàppee nag ci mur bi. dañuy sànni la maa tey léegi. waa dëgg la maa tey dama ko bëgg lii dama koy takk sax yónnee ñu may ma ko benn yoon bu jeex. buñ sësee moo tax yëddu ko ëpp gi xuloo ko ëpp gi. baaxul. ñaareel rek. ku si nekk nooy réagir rek bu ñu sësee si miir yi.
ku si nekk nay réagir. Assou Dabo joyeux anniversaire de la part de Assane Fall. Assou Dabo sama jigéen boobu. joyeux Assane Fall ma ko envoyé nekk anniversaire am loo dund doyul. loo dund doyul Assou Mami Sow moom itam tey la anniversaire am. suñu fidèle auditrice nekk sama xarit nag lool. ndeysaan Mami joyeux anniversaire. sama sang bi dama am sama sang boo sama doomu nijaay la Aram Diop. waaw moom itam tey la anniversaire moom sama doomu nijaay la. Aram joyeux anniversaire malgré sang la boo xam ne du ma jox mbubb. dina ci weer bu baax. waaye ku baax la ku mu bëgg lool. jóobu juba loolu du doyul. sama chéri bu baax it sa liggéey suba la anniversaire am du ma fi nekk joyeux anniversaire. waaw baax bëgg ma lool bëgg sama njaboot gi. di sonn lool ci bébé Sukay loo dund doyul nag Sali. maa ngi lay ñaanal nga dund mu yàgg lool madame Ndiaye chéri Assane. di la ñaanal yàlla bàyyi la Anne Fa Ndiaye ñoom Tamare toog taa aji ñëpp. yàlla guddal sa fan lool. bàyyi la Daouda chéri bébé Sukay ñoom Marème Ndiaye ak ma Abdou. yàlla teg ci keneen. loo dund doyul sama chéri bu baax boobu bëgg ma lool nag bëgg ma lool alaaji. docteur Talla nee wallaahi raar na ci njëkk nag. bëgg na ma torop. yal na la yàlla sàmm gay. moo ko war nag de. yal na la yàlla sàmm gay. wallaay. moo ko war nag de. wallaay au lieu ma koy toppatoo daal moom moo may toppatoo. moo ko war. Sali loo dund doyul. moo ko war loo dund doyul de la part de la famille ànd ak ñëpp. yal na ko yàlla sàmm. amiin moo tax ñu koy ñaanal ndax sëñ Babacar Si. nee nañu buñ ko mosaan wax ni ko. diw kat aajuwul daanaka ngërëm ndax la mu def. waree fam la mu ni ah kay. dees na nawe àll ndax mat. ndax àll ba toll ni moom te amul mat. dëgg la nit li mu war a def. su ko defee du tee nga ni ko jaajëf. dëgg la ndax ka toll ni moom te lëf lu mel noonu wax ko te defu ko. dëgg la. waaw moo tax ma ni la moo ko war waaye teewul ñu ni ko itam jaajëf. wallaay gay. ndax gis nañu sëy yi naqadi yi fi nekk. dëgg la ñaari jigéen ya koy sabab. jigéenu jëkkër yi nga xam ni sëy yi wuñu demuñu dikkuñu. fayuñu Baye Cheikh. joxewuñu dépense. ñooy tas kër yi day commande la ñuy togg. bale wuñu tey laaj ko salteel. raxasuñu duus tey laaj ko fa dugg. wallaay. booy foot ñu sànni la ñaari sipp ak jiin. sipp ak jiin ne la bàccaaleel ma yóbbu. te jënduñu saabu. wallaay. teg na seen i tànk jël seen i ongle commencé di joos. sëy yi wuñu demuñu te naan ceeb bi neexul. bu subaa wàññil kaani. waaw bu ñu demee xaaraani. ñëw di apprécier ceebu kaneen. waaw te yow chaque jour sab ceeb la ñuy wan na. wallaay. jigéen ñi léegi yi sëy nag ci kër yi njaboot yi dañoo sonn. ndeysaan. yàlla boo dugg seen néeg nag. da ngay gis dàll fii dàll fee. waaw salfaañoo. mais koñ ba nag ñu jal fa naaku yëre yi. xëy di. ñaari xetalay xeeñ seen biir nag boo ci duggee. yàlla na yàlla bàyyi ñu ci am ñu baax ñu sama genre gi ci am ñu baax. waaw taawa aan maa ngi lay nuyu. guus ak sëcc. day sëcc man waaw moom macha allah. moo tax ñu ci am ñu sama baax. yos moom. wallaay macha allah ñoom Oumy Thiaw aada. waaw. Anta Ndoye Mami Ndoye. Talla nee na kuy lekk loo macha moom allah kenn Khady du téye sa Diouf. wallaahi dëgg la Sanu Sini sama xarit. loxo. xam-xam la de. kenn du ñoom. kuy lekk li nga moom. kenn du téye sa loxo. wallaahi. bu ko sañ. wallaahi maa la ko war. alaaj ma jama waat du 12 ans la am. ne dafa réer. depuis mercredi yaayam Khady Diouf moo koy seet mu nga dëkk Wakaam 76 236 49 89 Mamadou Mourtala Fall ne dafa fàtte permis italien ci benn ak carte de santé italien nee na koo gis na ko woo ci turu Mamadou Mourtala Fall 77 414 79 53 Joroba Dramé ne dafa fàtte ci benn enveloppe bu grand format ci benn taxi ci biir am nay documents yu am solo diggante cité millionnaire ak Mermoz ak centre de réception bu visa 78 531 47 77 la ñu koy woowee laaj yi dañuy dugg suñu élément maa ngi la ko doon junj sànq tey. balaa ngay dem ma ñaanal sama wax xarit bi rek. Serigne Moustapha Sy Diop Fall nekk Zac Mbao tey la anniversaire am sama xarit la très longtemps. Serigne Moustapha Sy Diop maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw. ak maman Abi Sagna nuyu leen. maman Abi Sagna ñu ngi lay nuyu. ak a baax jooju. macha allah. mu ngoog dañuy daal di dugg ci élément bi. alaaji waxoon naa la ko junj la ko élément yi tey xaw nañu bëri ndax ñett la. mu jëm nag ci Baye Cheikh loo xam ni daanaka démb ak tey tere naa nelaw jigéen ñu bari rawatina yaay yi. mu jëm ci élection Miss Sénégal. Miss Sénégal nag démb yaayam dafa génn. ndax alaaji peut-être alaaji moom du suivre yooyu du suivre ay élection Miss ak ñoom seen. mais alaaji boo fàttalikoo mooy Miss boobu nga xam ne tabboon nañu ko fi. waaye te ci réseaux sociaux yi dem naa ba yàgg mu intéressant ma ni ma. si ma dem pëkk mën ko waaye yow li xew ci Miss bi ñuy wax. wallaay alaaji après elle m'a. alaaji ci palam dafa bëri woon bruit.
ndax bari na ci ñoo xam ne dañu ko doon saboté ci réseaux sociaux yi ci naan warul nekk suñu miis dafa ñaaw ngeen baal ma ci kàddu gi pour rek ñi nga xam ne comprendre histoire bi ñu xam loolu lépp dund na ko ba feebar ci ba sonn ci ba découragé waaw démb yaayam def révélation bu doy waar mooy dañu ko yóbbu ci génn kër tëj ko fa séquestré ko maanaam. bañ ko fa avant ñu koy tëj na ay naar la nekkandoo woon ci hôtel laataal avant après loolu nag ba mu demee ci kër gi ci këru organisateur bi ca la yeewoo gis ni egg nañ ci moom dafa yeew gis ni egg nañ ci moom dañ ko drogué. duggul ci détails yi ndax comme ku ñëpp xam la peut-être bañ na audio yu ëllëg doom ji yam ca mais yeewu na gis na ni yegg nañ ci kawam ban doxalee tuutit feebar na ndekete ëmb na yaay ji bi muy xam ëmb bi boobu mi ngi amoon 4 mois loolu nag daanaka Sénégal gépp def ko combat boo xam ne muy góor comme ni nga ko waxee ni la madame yeewe yëgal la ko Cheikh it mi ngi may wax ne ma moom it nelawam démb yàqu na lool ak keneen combat boo xam ne daanaka sénégalais ñoo ko jëlal seen bopp jëm ci loolu en attendant alaaj ñu déglu attentivement yaayam explication yi mu joxe ci li nga xam ni noonu la doomam jëlee ëmb ak ni mu ko yëgee ñu ngi jëlee nag élément bi ci Dakar Buzz di nuyu Ngone Saliou Diop Ngone ñu ngi koy jaajëfal parce que mënoon nañu woote miss bi jël ko interview mais dañuy préférer aussi suñuy naataango bu ñu defee lu am solo ñu jël foofu la ñu def wane ñoom it ne liggéey bu am solo boobu ñu ngi koy def dëgg la collaborer ak ñoom donc Ngone Saliou Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ak waa Dakar Buzz ci ñoom la ñu jëlee élément bi bu ki nga xam ne mooy Amina yi dinañ ci ñëw ndax moom it tontu na miss bi ci viol bi moom Amina organisatrice bi di organiser élection miss bi gannaaw tuuma yi tontu na en attendant dañ koy tegle benn par benn yaayu Fatima Dione la ñuy commencé dem ci Fatima Dione teeralee ci Amina Badiane ci mel njëkkee ci yaayu Fatima je suis maladive dama xiiboon comme niñ koy waxee mais yaakaar naa ne sama feebar li ko yokk kii yam sacré bokk na ci ndax j'ai des problèmes de cœur d'autres choses bëgguma sax di lim surtout cœur bi ndax xam nga cœur dafa fragile soo amee lu la naqari ça l'affecte mu metti ma torop nag ndax yu bari xew na yu mel nan à part li nga ne metti na la liñ ko doon saaga liñ ko doon caricaturé dafa am leneen loo xam ne metti na waaw parce que nit kuy dem ci dara am na lu la ci tax a dugg ku ne xam na ne kuy dem ci benn yëf am na li la ci tax a dugg li la ci tax a dugg boo demee ba ci biir gisuloo ko day xaw a doy waar surtout bu may wax duma ci sax appesantiru muy liñ ko waroon a jox li may wax chaque fois que ni fëkk yóbbuwuma dara feesul samay bët aw ma dara waaye sant naa yàlla alalu àddina bi jaraluma dara te defe naa ne maa ngi wax ñëpp di ma dégg ki ma ko seqal di la directrice Amina am na lum ci xam lu mel nan da ngeen jotoon waxtaan comme lim ci xam mooy dañ doon waxtaan comme des sœurs dañuy wax comme des sœurs mu di ma wax boppam wax ma coono yim ci jële problème yim ci am ma compatir. alors maman ci feebaru Fatima bi yaa ngi ci doon wax ne dañ ko doon dalal ci hôtel après ñu dalal ko ci li nga xam ne moom mooy kër lan moo ko waral loolu moom mënuma ci wax lu bari parce que comme ñoom ñoo ko doon accueillir xaw ma ban problème la ñu am ba tax ñu dalal ko ci kër mais bi mu ñibbisee ci biir feebar yu sew yi mu daan feebar bi mu ñibbisee laa gis ay changement ci moom yu mel nan ndax da doon wax ne boppam day metti muy miir biiram di metti ba loolu amee ba 1 mois bay dugg ci 2e mois ma ne xaaral kon ñu dem hôpital ndax da daan am hypotension xawma hypertension du moins hypo mooy bay wàcc ma ne loolu la mooy tax muy miir ndax sa bopp day metti et tout bu jëlee garab mu calmé wu après muy jàmbat biiram buy metti mooy yóbbu ko hôpital ñu defal ko échographie ñu ne début fibrome la biñ ne début fibrome la man ko ça peut bien être ndax mooy def yenn maux de ventre yi surtout boo nekkee di gis ay règles ma woo Amina wax ko bi ma ko waxee mu ne ma ne ko léegi dama bëggoon comme maa ngi wàcc voyage est-ce que doo ko toppatool moom defe naa moom mu am visa moo gën a yomb pour mu mën a dem
comme benn tantam mu ngi à l'extérieur biñ ma ko expliqué dafa ne mën na ñëw ndax yooyu kat dafa délicat xale. loolu di ko dal dafa xaw a doy waar. noonu Amina def ci li ma wax ay investigation ñëw na ma nee nañu visa Schengen yi amatul xawma lan ak lan am kii bu ma transféré texto bu ma transféré. ma ne ko kon baax na d'accord. ñu nekk ci loolu di faju ba muy dugg ci 4e mois affaire bi nag gën ma jaaxal. doy waar lool nangootu la génn bu jàngi jee bu wàccee bu ñëwee togg añam dugg ci néegam d'habitude noonu la daan def ndax du génn mais yëf yi nag dafa jéggi dayoo tëju bi mu triste di changer et tout ma ñëw laaj ko mën a ma xaw ma je sais pas xaw ma mais am na nag ku mu waxanteel ndax amoon na benn ku ko promettre woon mariage ba ñu jàpp seen date. ba moom dafa ne woon sax day démissionner am na un certain moment dafa ne woon day démissionner surtout nag li mu war a wax si bañ ca yeggee. dafa ne dafay démissionner. pour mën a dem sëyi. pas pour mën a dem sëyi mais day démissionner elle ne veut plus elle veut arrêter. parce que xëy na la ko ci doon dugal ak la mu gis du benn. d'accord bi mu waxtaanee kooku ne ko daal man je sais que ni on a abusé de moi xaw ma nag lan la. je ne comprends pas xaw ma lan la daal xaw ma nu mu dikkee xaw ma naka la mais daal je sais que ni loolu am na. abusé de moom ci lan. sexuellement dañ ko sàkku dañ ko jox lu mu naan ñu tëddee ko wala. mais moom daal xam na ni egg nañ ci kawam. waaw xamul. mais est-ce que dem na ci kër docteur gynécologue. waaw après la bi mu waxee kooku ñemewu ma wax. ndax chaque fois ci affaire yi papaam da daan toog di ko yedd di waxtaan ak moom. ne ko bu la sa dignité jaral dara. ndax gis nga ba ngay dem kenn àndu ci. même man mii di sa papa ànduma ci. mais comme sa yaay sa complice la moo la soutenir ba nga dem ci. na nga fexe ba li nit ñi di wax di préjugé. bu mu la ca dal te bu mu la ca fekk. mais maman Mati ci sàkk boobu ngay wax. avant muy nekk Miss lañ ko sàkku wala ba mu jëlee sàkk ba pare. ci sacre bi ci biir période réña. fan lañ ko sàkkoo fañ daan dal ci hôtel bi la wala ci kër gi la. foog moom daal bi mu jógee daal ci voyage bu mujj boobu mu demee ba ñu dalal ko foofu daal bi mu ñëwee. après voyage boobu demaatul fenn ci laa yégee situation boobu. mais xam nga buñ la sàkkoo. bu fekkee viol la sax. bu dee waa ji protégé wul ak yooyu. di nga gis boog loo xam ne dina la woon ne yow mi egg nañ sa kaw est-ce que loolu amoon na wax na la ko. waaw parce que presque bi may wax boobu fekk na jéggi na dayoo ndax moom xam na bel et bien que ne yegg nañ ci moom. mais yuuxuwul jooyul wootewul wàllu. deful dara ndax nee na elle ne comprend pas. moom xëy na mën na ci ñëw dina ci waaw elle ne comprend pas. nanguwuma wax nag comme li ko papa ji doon wax ne ko bés bu lu ñaaw amee. sa yaay xam nga ko moom day jékkale ko. man damay xaru ji. elle ne veut pas parler. moo taxoon bëgguloo wax ko. waaw kañ nga ko yëg yow. bi ma toogee ba xam ne jéggi na dayoo keroog dama ko forcé na ko dañuy dem hôpital. keroog dafa craqué dafa jooy ba man daf ma dépassé. ma ànd rek moom jooy. kon lan la nga baal ma tuuti xam nga dina baax comme ñëpp a ñuy seetaan. te dañu ñëw pour leeral moom il faut rek ñu leeral. est-ce que nekkul prétexte tamit ne fekk na nga baal ma si kàddu. mais laaj la rek. ndax amul lu mu defoon di ko nëbb. ba mbir mi am mu bugg koo buux ci foofu ne foofu la ko dalee wala. je ne pense pas ndax dama yaakaar ne suñ la waxee dara nga bañ dara boobu nga xamante ne xëy na boo bañuloon lu nekk mën nga ko ca am. ca nañ ko waxee ci ni ma déggee ci seeni wax. nga mën a bañ loolu. nekk ci sacre mu leer la ne mariage sax warula am. kon xam nga ne leneen warula am. kon yaakaar naa ne doo ba fu sa dignité. accusé wu ma kenn wax dëgg yàlla. du ma tooñ kenn après voyage boobu. ci laa remarqué loolu. xaw ma foofu la xaw ma du foofu. mais daal moom wax na la ne foofu la. moom wax na ma ne daal ba mu jógee moom daal xam na ne daal foofu la. ba mu fa jógee daal la gis li mu gis ci moom. après la moo nekkoon sa réaction. ma am lu ma métti trop keroog mën naa ne dama daanu sama tension daf ma daanal. li ma la wax sànq ne la sama feebar am na lu ko yokk. ma am lu ma métti trop. ah maman mais ma noppil massa sa xol moo tooy. ma yóbbu sama doom hôpital ñu ne ma dafa ëmb ba mu ngi ci 4 weer. moom Fatima. waaw ma ne ko Fatima lii nu mu la mën a dale mu expliqué ma comme quoi moom elle ne comprend pas xamul naka la daal mënul expliquer ba léegi naka la. chaque jour muy menacé à ce que day def acte bu ignoble day xaru day def lii day def lee. bu tëjoo ci néegam ma ubbi ko. jour bi ñu ma waxee loolu. ci la ma ki mu waxanteel ñëw woo ne ma effectivement muy ki ko bëggoon a takk. ne ma maman Fatima yàgg na ma wax lii xam naa ne du ko bon ndax ànd naa ak moom sàkku naa ko ba tey xëy xam naa ne du ko bon comme su lii amee je sais que ni ndogal la bu dal ci kawam comprendre ba ma njëkkee dégg loolu li ma ko wax dama ko ne ay ndey Fatma
may nga ma àddina jaayati nga ma àddina ndax sa sacre métti woon na trop ci man. imagine lii bu jógee kaw tey naka lu ko nit ñi di gisee. ku war a wax ku warul a wax ku la war a xas-xas la ku la warul a xas-xas la. àddina war nga képp xam mu ne ma mama lii bés bu génnee ci àddina ma xaru ma ne ko doo xaru ma ànd ak sama doom man kese. sama famille man dong maa ci voilewul gis ne sama sœur la moo topp ci man ci jigéen ñi suñu kër ñëpp a voilé. li may wax na keroog ba mi naa naan moom xamul lu bon ndax ci fu baax la juddoo ma ne ko kon balance la. ndax man sama papa Touba la yaroo fa la sokkee ko bokk ak sëñ Moustapha Bassirou Mbacke benn ndey doon ànd ak sëñ Saliou ku ko tappee Serigne El Hadj Cissé ci YouTube nga fekk ko fa. Macha Allah. moom mooy sa wàllu jonne di maamam sama yaay di gelwaar Pire maamam bu jigéen bi jur papaam maamam bu góor alim la dañ ko mu xàddamal man ko suñu kër xamuñu dem xamuñu di kër ga ñu dëkk Mbuur tubaab yi ñuul yi la ñuy wax ndax suñu buntu kër du ubbeeku kon yar nañ leen fi ñu leen war a yare demuñu dikkuñu soo koon ga ma nekk ak ñoom buñ ma gisee man kay sa dañ ma naan ana say àndandoo ndax moom la ak ñaari frère am muy man moom dong ci doom bu jigéen moom rek la am doom bu jigéen sama yaakaar tas yaakaaru ko soxla woon bëggoon ko jabar tas yaakaaram moom tas di ñitteem ñu bafuye ko bu doon yow nooy def yi en tant que yaay nga jàppale sa doom. ma jël sama tànk teg ko ci boole lu ma neex ak lu ma naqari boole sama feebaram ak li ko dal sama famille kenn yóbbu ko bi mu amee doom ba doom bi am 4 mois xaw ma 5 ci laa ne nag naa jéem a commencé libéré wu wax ak waaw bu góor la am doom bu amul baay kenn bëggu ko bu demoon ba di ko def bu doon day def rek pour lu bon dina ko def am ci lu ne ndax ñàkk a def lu bon moo tax la mu waroon a am amu ko. kon ba tey xale bi kenn xamul kan mooy papa. xamuñu ko man nag décidé li may wax ne lépp dama ko teg ci laaw borom aras ndax dama ko gëm te moom laa yaakaar te j'ai confiance en lui bàyyi lépp ci loxoom. wallahi azim yàlla laa koy seedeel saa yu ma jullee maa ngi naan yal na ma yàlla àtte ñi ma teg coono bi du ma ne sax ñi ma ko teg ndax dama naan nattu la ma nangu ko nag di ko sante yàlla di ñaan bu dee nattu la yal na ma ko teggil indil ma li gën indil ko mboolem jullit waaye nag lu ñuy toppaat la ndax bugguma woon a tëb di def dem fii dem fële wala di jógu ko dem dama ne woon naa toog ba lii yëpp passé ba yëpp tegu dinaa jóg dinaa ko topp ba mu sës lu ma ci am ma jël fu mu yem mu neex waaye sama àddina yàqu na sama àddina doom yàqu na xoolal li mu daj ci saakaram yam amu ci lu dul saaga di laaj li mu war a am amu ko ci ñu ba fuyee di ñiteem yàq àddinaam yëpp lan moo gën a metti loolu waaye sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax ndax yàlla mooy sàkk jaamam xool li ko neex mu xool ki ko neex mu teg ko ma di ko nangu nag ak sama fukki loxo di ñaan mu indil ma li gën ndax moom rek ñu mën a may li gën. Alaaji mu ngoog pour commencer yaay ji la ñu teewlu léegi Alaaji dinañ déglu nag Fatima Jonn mais dinañ déglu aussi organisatrice bi. Fatima Jonn mooy kan. moom mooy miss la bi concerné. waaw moom mooy miss bi donc moom dinañ ko déglu léegi Aba buñ ko mënee am trafic léegi en attendant ñu wax ni ci élément am moom Fatima moom madame Badiane cité na comme partenaire CFAO ci waxu oto bi wax na ci CFAO aussi def na communiqué peut-être avant fin bi incha allah dinañ ñëw ci communiqué am méngale ko ak ay waxu moom madame Badiane dinañ ci ñëw pour commencer bu ñu amee trafic rek Chimère. allo. allo oui. allo oui. man. waaw ça va kooku Baye. Paa Bale waaw ziar naa la. maa ngi lay ziar noo def. maa ngi sant baax a baax. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu bëri. ayca foo ne. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic de Wendy sur la 89.7, c'est ceux qui veulent passer sur les deux voies de Niary Tally en provenance du côté rond-point 0 vers rond-point Khayma bi foofu la c'est pas difficile mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation naka noonu aussi sur les allées Ababacar Sy là-bas aucune difficulté à signaler bu dee nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a wéy seen circulation sur l'avenue Bourguiba vers école normale
laata ngeen dépassé intersection vers Score Liberté foofu la fa de signalisation yi moo leen di xaarloo de part et d'autre laata foofu nag jaar nañ aussi intersection bu Castor là-bas aucune difficulté à signaler n'importe quel sens vous venez mën ngeen di progresser tranquille surtout nag ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Sodida bu ko defee aussi mën ngeen ko jaaxee pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté Liberté 5 wala sax ngeen daal di wéy seen circulation sur l'avenue Amadou Bamba vers Marché HLM là-bas aussi c'est pas difficile malgré vous allez croiser les véhicules sortant sur l'avenue Médiaye Sall mais mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation montelage. Chimère ñu dem xooli machine ñëwaat. Black Friday débarque chez Auchan. La fête au prix fou du 19 au 20 novembre. Envie d'un petit déjeuner succulent? Profitez de votre sélection promo. Le saucisson Aïbeuf CDA 500 grammes à 790 francs au lieu de 1150 francs CFA. Le carton de lait en poudre Dano 100 fois 20 grammes à seulement 6500 francs CFA, soit 30% de remise. Bébé aura également le droit de se faire plaisir avec les couches bébé Angel 9 à 18 kg à 3990 francs CFA seulement. Le Black Friday chez Auchan, c'est du 19 au 28 novembre. Quantité limitée dans la limite des stocks disponibles. ne xew bi tàmbali ci fin d'année bi Samsung daf leen pare promotion bu rëy ngir ngeen mën a bànneexu ci ay fête yu neex ànd si ak seeni mbokk fii ba le 30 novembre jëndal Galaxy A12 bu 128 Go ngir gagné ay téléphone réfrigérateur ay télé 43 pouces micro-ondes ak yeneeni surprise yu rëy am ngeen lu tollu 200 lots yu ngeen mën a gagné ci promotion bu neex bi te xéwale daw leen gaaw ci bépp point de vente agréé Samsung ngir bànneexu ci offre bi pomme bi dafa ànd ak tërëlin ci kaw xéwal yi des. Édition du Forum et Gala de l'intégration économique africaine sous le patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal et de la première dame Madame Marième Sall. Le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, organise la 14e édition de son Forum économique et Gala de l'intégration africaine le samedi 27 novembre au King Fahd Palace Hotel à Dakar, avec la participation de grands artistes africains, le Zeiko Langa Langa à Dakar. Pour cette édition, un vibrant hommage sera rendu à Feu Thione Balago Seck du Ramadan. La soirée de gala sera animée par le couple malien Bassekou Kouyaté et Ami Sakho, l'incontournable et l'exceptionnel Golden Boy de la musique sénégalaise Wally Balago Seck et d'autres grands noms de la musique africaine. Rendez-vous est donc pris avec le FOGECA le samedi 27 novembre à partir de 20h, réservé au 33 824 76 23, 33 824 76 23 ou le 77 432 74 45. mu ngoog ci mel gala FOGECA bi le 27 novembre le samedi bi ñëw bi stop incha allah foofee ci Méridien dinañ ci ñëwaat incha allah King Fahd Palace chimère ñu dem xool yi Fatima John moom miss bi ci boppam concerné bi moom it wax na ñu teewlu ay kàddoom ñëwaat. benn problème bu ndaw benn activité bu amoon Diamniadio. activité lan la. je sais même plus benn activité bu ñu ñëwoon foofu Macky Sall moo fa waroon ñëw. je pense ak ay partenaires am. léegi bi ñu demee ci activité boobu noonu ba pare moom ay xaritam dañ fa nekkoon. ay xaritam yu góor wala yu jigéen. partenaire ay góor. léegi bi ñu demee. Sénégalais lañu européen wala pour nga expliquer. ay lan lañu ay naar. ay naar lañu. naaru Dubaï wala naaru Maroc. Dubaï. je pense. léegi bi ñu demee ci activité boobu ba pare si lañ demee Radisson ci hôtel ba reer def lépp war a dem tëddi mu ne non bu ñu tëddi nañu dem ci suite ñooñu. yéen ñaata ngeen woon. man la woon moom Amina Badiane ak Alberta Diatta. mu ne nañ dem ci suite ñooñu. pour def lan. je sais pas après si lañ dem ci suite bi ñu demee ci suite bi ñu toog di waxtaan et tout ñoom tamit xaritami ils étaient au nombre de 3. ngeen nekk ñaar ngeen nekk 3. ñu nekk ñett waaw. léegi si lañ toogee di waxtaan et tout ma sëgg ci sama téléphone comme xamuma te mosuma fréquenter genre nit yooyu ma sëgg ci sama téléphone di manipuler. mu ni ma Fatima lan moo tax nga toog ak autorité yu toll nii sëgg ci sa téléphone teniroo leen compagnie waxoo ak ñoom waxtaan ak ñoom. ma ni ko man kat kii nii toog sama wet déjà man li muy wax comprendre ma ko. mu doon wax anglais làkk. anglais la doon làkk naar déggul woon sax anglais bu baax. ma ni ko man kii li muy wax comprendre ma ko looloo waral ma sëgg ci sama téléphone di ko manipuler. bi ma toogee nag ba affaire bi jéggi dayoo mu xam ne man mii. jéggi dayoo ko mo ci naka. waxuma ak ñoom dama toog sëgg ci
ci sama téléphone jàpp sama bopp waxuma ak ñoom ñu nekk di kafoo di ree ku nekk toog ak kenn ñuy waxtaan. kon daal ku nekk sa bos la woon. déet fu mu leer rek xam nga comme leer moo xew nañu wax. en tout cas daal ku nekk toogoo naa. par couple la daal ku nekk toog ak bosam yow nga toog ak benn naar. Amina toog ak benn naar Alberta toog ak benn naar. foo ngeen toog ci lal bi ci fauteuil bi wala. ci suite le genre suite comme genre suite présidentielle yooyu suite bu yaatu la. dafa amoon salon et tout ci lañ toogee ci salon bi di waxtaan. ma sëgg ci sama téléphone di manipuler kooku ñëw toog wax faalew ma ko man tamit ndax maa ngi commencé gêné wu. xaw ma woon aussi lan la ñuy def foofu comme def nañ activité bi ñu war a def ba pare kay xanaa li si des dem tëddi moo ci des. lan la ñuy demee ci ay suite di waxtaan. léegi lu xew ci suite ba après. man xaw ma ko ndax après bi affaire yi jéggee dayo waxuma ak ñoom teniruma leen compagnie comme ni mu ko waxee. da nga dem tëddi bàyyi leen fa wala. si laa ne ko waa si la ma ne Fatma kon mën nga dem tëddi xaw ma man maa ko ni kon mën naa dem tëddi. mu ne ma waa mën nga dem tëddi comme que waxtaanook ñoom faale woo leen et tout si laa jëlee carte bi dem suñu chambre tëddi. si laa toog ba ay 2 heures du matin je pense 3 heures si la Alberta ñëwee ci bëgguma woon sax tudd tur mais. comme que ban heure nga leen bàyyi ci suite bi yow. je pense ay 23 heures. 23 heures ba 2 heures du matin la Alberta soog a ñëw 2 heures 3 heures yooyu si laa dem tëddi. ni ma nelawee noonu ba tourné Alberta dugg si chambre bi mais si la ñëwee moom tëdd si moom. mais man bi ma tëddi jee après gisaatuma ko. te ci loolu la ñu waroon a xëy dem voyager Maroc. comme que xëy na waxuma ak ñooñu man loolu laa jàpp ne looloo tax mu mel ak man nii. bi ñu xëyee ci lañ jëlaat oto dem ñibbi man bi ma tëddee laa ko gëj a gis ba ci suba si bi ñuy ñibbi laa ko gisaat. moom la wax nga ko gisee Amina. non waxuma dara dañ toog ndekki duggaat suñu oto ñibbi si Dakar. waxtaan ngeen comme ni ngeen leen waxtaanee ak yooyu. waaw waxtaan nañ et tout toog ndekki. ci lañ jëlaat oto ñibbi si Dakar léegi bi ñibbisee Dakar ci la coordonnateur bi ñëw. mu ne Fatima yow li ma dégg yow yaa ko def danga nekk ci autorité yi sëgg ci sa téléphone tere naa téléphone ba sonn ma ne ko man kat ñooñu miinu ma leen xaw ma leen en plus li ñu doon wax mooy loolu. comprendre ma ko bu baax. si la tournée kon am na def la boole. waa mën nañu wax loolu. si la tournée ne kon Miss 2019 yow yaay nandite bi. kan ma wax loolu yëpp coordonnateur bi. moom moo wax ne moom mooy nandite bi kon yow ngaaka nga daal. waa mën nañu wax loolu kon moom lañ ma jàppee. ba tey baax na. mu tourné ne Miss 2019 yow daal yaay nandite bi yow laa gëm te di tooñ noonu. tourné ne Amina comme pas de voyage ndax si lañ waroon xëy dem Maroc. d'accord ñu annulé voyage bi. ñu annulé voyage bi. ci la ne Amina kon pas de voyage Amina ne ko waa pas de voyage man moom xale boo reewee xam naa fi ma lay xaaree. foofu la ko waxee sa kanam. foofu la ko waxee sama kanam malheureusement aw ma benn preuve mënuma leen enregistrer mais seen làmmiñ sama nopp. mu ne ma xale bu réew moom xam naa fu ma lay xaaree. ci laa ci ne kon pas de voyage man mën naa ñibbi kon ndax damay jàngi ñu ne ma waa boo fi toogee yaa fi bàyyi sa bopp. kan moo la wax boo fi toogee yaa fi bàyyi sa bopp. Amina. fii kay moom boo fi toogee yow yaa fi bàyyi sa bopp depuis lors si laa mel ak ñoom nii. bi ma ñibbisee ci laa woo sama yaay ci saa si ne ko maa ngi ñëw bu leen tëdd xaar ma jour boobu ay xaaju guddi laa yegg Fatick. si laa yegsee sama yaay ne ma lu xew ma ne ko ci laa ko expliqué li ma leen expliqué nii mais Amina bi mu ko woowee waxu ko ce qui s'est passé réellement. lan la Amina wax dani ko jet privé bi ñu waroon a jël moo paan. kon jet privé moo leen naroon yóbbu Maroc. ci ay waxam loolu la wax. loolu la teg ci sama loxo yaay mais man terewul bi ma ñëwee expliqué naa sama yaay A ba Z ni mu demee. depuis lors daal si laa seetlu ne si laa meleeg moom nii du wax ma wax du ma message du ma faale man tamit ma def de même toog sama coin liñ naan luñ la boolewul bokko ku ma faalewul aussi faalew ma la. comme ni ko sama yaay waxee xaw ma lan moo xew en tout cas dem naa voyage biñ ma dalalee ci kër googu noonu. fan nga demoon voyage bi. mooy voyage bi ma lay wax ni bi ñu waree xëy dem Maroc dama ñëw. ci kër googu laa fanaan. ndax hôtel lañ ma daan kër coordonnateur bi. foofu nga fanaan. fa laa fanaan. ba nga fa ñëwee loo fa fekk ci ay indice ay nit. non amul woon nit moom kese moo fa nekkoon moom coordonnateur bi kese. baadu moom la kon. je sais pas de xaw ma. tuumaalu ma kenn waxuma ni kenn moom la xaw ma. mais nan nga xamee ne yow egg nañ sa kaw ba nga jógee loo gis. dama ko sentir liñ naan jigéen lu jóge ci yow wala lu changé. ci yow amal nga lu tàkk si yow ak yooyu. je sais pas xaw ma loolu moom duma ci bëgg xuus ndax sama dignité la. te yaakaar naa ni sama yaay wax na point yu essentiel yëpp. kon amul lenn lu ma ciy ñëwaat. lan moo tax toppoo mbir mi ci yoon. duma ko topp ci yoon ndax comme ni ma la ko waxee maa ngi sàmm sama
sama dignité di sóoraale comme coow amoon na bëgguma coow dalaat sama kaw et tout. moo taxoon daal ma toog préféré noppi téye sama bopp. léegi sa doom dans tout ça est-ce que amee loo ko àq tamit parce que xam nga sa yaay wax na ko léegi ndeysaan ba jooy ñu koy maasoo parce que bëgguñu sax mu jooyaat. te yow tamit bëgguñu nga jooy mais tey sa doom ak société sénégalaise ni mu mel amul papa ak yooyu yaa ngi xalaat su màggee di la laaj an sama papa. bu màggee dinaa wax ak moom ndax loolu mënul ñàkk xale bu màggee dina laajte kan mooy sama papa ani sama papa mais balaa ñoo yegg ci loolu xëy na comme ni ko sama yaay waxee dinañ ci dox liñ ci war a dox. kon pare nga pour topp yëf yi. mën na nekk. tey comme tey ji xam nga lii nii dafa nekk loo xam ne dafa xaw a grave Fatima. man yaakaar naa police wala gendarmerie sax tey bu ñu seetaanee lii war nañu procureur war naa mën a autosaisir woo la. woo comité d'organisation bi woo ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ngir ubbi enquête ngir mën a leeral yëf yi nan la demee. loolu moom duma ci mën a sori ndax li ma naan dama am kilifa te bala may wax ci lenn wala bala may prononcé wu ci lenn damay waxtaan ak samay kilifa et tout. et comme ni ma la ko waxee sama yaay wax na point yu essentiel yëpp kon man amatul lu ma ciy revenir bàyyi naa lépp ci loxoom. mu ngoog gannaaw moom ak yaayam. ki doon wax nii. ma ci balaa ngay continuer ma ci benn baat laa ci wax. ki doon wax nii mun na accidenté ci dundam mais yar nañu ko. foofu laa yem. ñu déglu li am accident nag ci dundam mais yar nañu ko. léegi ñu déglu moom madame Badiane lim ko tontu ci wax ju viol bi. ayca. alors première question nañ dem ci oto alors miss bi muy bokk bi nga xamante ni final bi dëgmal na dañu signé ay contrat parce que ñun miss yi dañu am contrat ku ci nekk da ngay remplir lire ba mu doy la nga signé ci suuf lépp li nga xamante ni moo nekk ci contrat bi kenn bindul fenn oto contrat yaa ngi nii parce que dama indi sax les preuves à l'appui parce que dama indi sax des fois ay type de contrat ba nga xamante ni yéen ci boppam di ngeen ko mën a lire fii oto amu fi donc ñun mësuñu di kenn oto mosuñu lépp li nga xamante ni am na ko jour bi mu gañee jox nañ ko oto bi mi ngi noonu te am na sax koo xamante ni mën na ko gën a leeral parce que kii mooy partenaire oto di CFAO bi ñu commencé ba léegi mi ngi ñuy accompagner donc moom looloo tax ñu invité ko fii pour que mu gën a leeral wax ji leer te moom après dinañ ko jox kàddu waaw beneen question bi ci des mooy affaire u xaalisu Matar Ba alors moom bi mu gañee aussitôt après Matar Ba daf ko recevoir jox ko xaalis Binta ngi nii Binta defe naa ni moom moo ma gën a maîtriser loolu sax bi mu paree dem na ci Abdou Latif Coulibaly mu jox ko dem na ci xawma kan seen autorité dëkk bi mu dëkk daal Sokone dem na seeti autorité yu bari ñu jox ko xaalis mais Matar ñun en tant que comité d'organisation dañ ko bind courrier pour un courrier d'appui ak accompagnement mu recevoir ñu keroog man ak Pape ñoo ànd ak comité bi ñu dem toog ak moom mu ne ñu final bi dina délégué benn nu mu tuddati dina délégué parce que du fi nekk parce que dafa voyagé woon moment boobu yëkkati xaalis jox comité bi ne lii maa ko jàppale ak organisation bi mais Matar loolu ñaata la woon sax du woon 1 million c'était 1 million te mi ngi ñuy dégg monsieur le ministre Matar Ba te li ma wax nii je pense que moom mi ngi koy dégg mu yëkkati ko ne ko lii daf ko accompagner comité d'organisation bi mais c'est tout à fait normal comme yeneen institutions yi mais est-ce que xam ngeen ñaata laay dépenser man par année pour organiser 200 millions kan moo ma koy jox Amina mooy jël poche am di frais léeg-léeg mu am ay partenaires étatiques yoo xamante ni nii dinañ def dara mais jusque là c'est normal que en tant que institution mu yëkkati def ci accompagnement am xaalis boobu noonu la demee d'ailleurs Miss bi mu gañee bi muy doog a gagné moom 1 mois de règne la am presque pratiquement dafa gagné rek Covid ñëw te biñ ko fi indee pour que mu def benn vidéo ak ministère de la jeunesse ci temps Covid bi pour sensibiliser boobu defe naa ni yàggu fi Binta moo ma ko gën a xam parce que moom mooy gérer fii yi te boobu côte à côte ak Binta ak comité d'organisation bi amul benn yoon boo xamante ni nii moom bàyyi nañ ko mu wet toute seule parce que man fii yi bu ñu ñëwee fii toujours damay bëgg ñu leen di assister parce que man dama yore responsabilité donc loolu moo tax kon loolu mu wax amul voilà alors beneen bi mooy xanaa kon moom ñàkk na fayda ndax boo xoolee ba nga xamante ni nii yow dañ la violé defe naa ni viol de ñaar a koy séq du benn nit n'est-ce pas donc loolu moom du waaw da ko war a porter plainte ko naan na porter plainte ki ko violé parce que ñun hôtel bañ koy yóbbu kenn du fa dugg toujours damay joxe ay consignes hôtel bu ñu mënti nekk même kii bu ñuy def mise au vert dama naan fii kenn du fi dugg
bu fi góor dugg bu fi sax ay xarit ak bu fi kenn dugg donc loolu dañ koy surveiller di ko contrôler man éducation bu sévère laa leen tegal ñoom xam nañ ko bintaa ngi nii di ma dégg donc loolu mu wax tegu ko fenn ku ñu violé yow la neex quand même magum jëm la de elle est majeure waaw jàng mi d'ailleurs nit ki ngay jàppale mooy nit kiy jàng nit ki nga xam ne yow jàngoo pour commencer moom amul bac te ñun bourse yi nga xamante ne ni moom la ñu ISEC daan may ISEC dani il faut que nga am bac te moment boobu mu fekk aussi ISEC am ay problème parce que Diop ISEC ku ne déggoon na fi ay problème am donc ñun suñu ngor mayuñu woon di dem ba ci moom di insister pour affaire bourse alors que mi ngi yore ay problème ci loolu laa wëlbatikoo laaj sama benn xarit le DG de ITECOM mi ngi may dégg ma ne ko comme Diop dafa toll ci ay situation diggante est-ce que doo ñu mën a may bourse mu ne ma amul benn problème mais dinaa ko def ngir yow mais il faut ma am les notes yaa ngi nii duma ko wane parce que duma ko publier mais notes yi dafa catastrophe parce que jàngul léegi nag ku mel noonu kon yow jàngoo say note catastrophe ba da nga redoubler moyens yi bu ñu la ko wanee ah loolu kenn mënu ko yóbbu fenn donc loolu mooy problème mu jàng bi alors loolu mooy vérité bi. laaj Cheikh moom Mbaye ñetti audio yëpp ngi noonu xam nga moom ci audioom nee na waaye CFAO bi mi ngi toog moom Amina mi mujj wax interview yi quoi waaw ci interview bi nee na waaye CFAO bi mi ngi toog te nee na mosuñu dig Amina oto en tout cas CFAO moo toog moom daal dina ñuy def ak communiqué nee na ñi ngi naqarlu bu baax a baax kàddu yi nga xam ne Amina yëkkati na ko nee nag propos yooyu ñoom ànduñ ci bokkut ci seeni valeur tax na ñoom daal dina ñuy dakkal seen partenariat ak comité bi organiser Miss Sénégal lépp loo xam ne joxe woon nañ ko ci oto dinañu ko retirer. Amina nag nee na Amina Badiane mooy ki nga xam ne moom moo organisé ok propos yi mu wax ñoom naqaru nañ ko te daañu retirer seeni oto te ci Amina ciy waxam nee na mosuñoo dig Miss oto maanaam Miss bi digguñu ko benn oto nekkul ci contrat bi mais yan oto la CFAO di retiré looloo jar a laaj yan la joxe woon ba koy retiré loolu aussi laaj la moo jar a laaj et puis am naa lu ma metti démb ci Fatima Jonde am naa lu ma metti ci yaayam mais am naa lu ma metti ci ñi nga xam ne de manière générale dañu subir viol ñoo xam ne dañ leen forcer bëgguñu yuuxu nañ alerté kenn walluwu leen ba nu yegg ci ñoom nga ne viol ñaara koy seq ku ñu ko def yow la neex baat boobu la ñëpp ñaawlu waaw si sa moromu boobu foofu moom si sa moromu jigéen sa moromu jigéen waaw nga yëkkati kàddu nga ne viol ñaara koy def te kuñ ci violé moom la neex si réew mi nga xam ne am na loi bi mu teg ak li mu wax ci viol nekk ay jigéen yoo xam ne presque ay mineur lañ te yow xamoo sax luy définition viol dafa am monde yoo xam ne gis nga kii nii kii nii tey man su ma nekkoon procureur waxuma dinaa ko jàpp de waaye faaw ma woolu ko dëgg la noonu nee nañ procureur ngi ci dossier bi parce que moom dëgg la ay responsabilité finale yi mu dajale xam ko parce que déjà organisation boo xam ne nee nga da nga ciy def 200 millions francs CFA te nee nga sa xaalis la rek war nañu xool ban genre activité la loo xamante ni benn campagne de événementiel la Baye Cheikh nga war cee def lu toll ci 200 millions comme làmb ni mu mel war nga def après ay bilan ci kanam ñu ngi ko seqal surtout ci wàllu yoon ak import nangam léegi ñu soog wax nag ci ubbi enquête ci wàllu xale yi jigéen yi xale bu jigéen bii ëmb nii ba am doom nii du moom dong de am na ba dem miss buñ ci tudd quoi am na beneen miss boo xam ne ñu ngi wax ne moom it am na doom bu am 3 mois ñu ngi koy junj ci 2020 bi doom bu am 3 mois kay nii donc moom it peut-être confirmation la ñuy xaar moom mais ñu ngi koy laam-laamee beneen bi ci des mooy ñaata temps la doon téye xale yi ci compétition yi nan la ñu doon defee choix bi ñen ñoo nekkoon ci jury bi pour def choix yi pour sélectionner leen yi mu doon présenté ni ki gagné moom lay am ak ki ci topp nu ngeen koy woowee miss ak dauphin bi nu muy am est-ce que ñoom jot nañu seeni ay li ñu leen waxoon wala déet
xam nga. est-ce que oto yi mu waxoon jox nañ leen ko wala déet. en tout cas ki wax sànq. kii de jotul moom. ku mujj kii moom. et après événement bi. nee na moom kii la jot couronne ak fleur rencontre yi ci am. couronne ak fleur la jot. après événement bi rencontre yi ci am. ak parce que Miss bi ñu ko waxee ambassadrice nga. voilà ambassadrice nga. Miss ambassadrice nga. mais man li ma ci wax. mais Miss bu bees bi moom mu ngi toog démb ci conférence de presse bi di dégg. ñu naan ku ñu violé yow la neex. waaw baax na am njàngat la loolu yóbbante la. junj la rek man nag ñett ngi nii Hadj Mansour. dinaa ko xeex ak suma njaboot. ba sama bakkan bu ci dee rot dana ci rot. mooy dinaa fexe góorgóorlu ba sama njaboot ñett yi buñ ci naree dugg ma xeex ak ñoom ba àdduna xam ne xeex na ak ñoom. muy milieu showbiz. mooy monde musique. di monde mannequinat ak monde jet set. dafa nekk ñetti monde yoo xam ni. li ci nekk bëri. ñi koy def mën nañu bañ a bon. mën nañ ci nekk bañ a bon mais buntu mbon yi day tege sa kanam dalay yomb. da ngay exposé. buntu mbon yi dalay yomb. nit mën na ko def nag mucc ci rëcc yàlla dimbale nga mucc ci rëcc mais ñetti monde la yoo xamante ni si am na nooy def rek boo moytul fin bi ngay am du la neex. parce que benn drogue dalay jege dalay yomb sàngara dalay jege dalay yomb góor jigéen dalay yomb dalay jege. guin dalay yomb dalay jege. mafia dalay yomb dalay jege. xaalis bi yomb bi. waaw muy dil yoo xamante ni si doo comprendre donc yooyu yëpp dalay yomb moo tax boo ci amee sa doom fexeel góorgóorlu ñafe ba bu ci waaj a dugg jëlal sa bakkan teg ci teg ko ci. jëlal sa bakkan teg ko ci jaayante ko parce que tamit ubbil ko beneen buntu bu dul buntu boobu. boo demee ba nga xam ne tënne ci dugg ci nag bul bàyyi bul tàyyi. nay fanaan sa ginnaaw. nga ci def sa kemtalaay kattan ginnaaw loolu la bëgg. parce que métier moo gis nit def na ci tekki nit def na ci torox nit def na ci gañe ci dara nit def na ci dara ñàkk ci. mais ñetti monde yi ma lay wax nii monde la boo xam ne ku ci sa njaboot di dugg na nga génne sa bakkan teg ko ci ba pare. muy monde showbiz di musique. xam suñu benn confrère muy monde mannequinat muy monde jet setter. alaaji nga baal ma gannaaw CFAO aussi. ministère bu tourisme ak agence bi nga xam ni moom lañ jagleel promotion tourisme. waaw moom partenaire la. ñu nekk fii suñu wet ci nekk fii suñu wet. ñoom it xam naa du yàgg dinañ génn communiqué. parce que ñoom it ñu ngi donte xawoon nañ arrière sax mais ñu ngi ci tànku. wane officiellement ne génn nañ ci partenariat boobu noonu. bu yàggee ñu ngi xaar léegi seen communiqué yéen it. mannequinat pour dëgg li Baye Cheikh di wax. dafa am suñu benn confrère bu tudd Serigne Mouhamadou Mansour Ciss. Le Soleil la nekkoon. dafa bind benn livre bu tudd bu ëmbee li ngay def nu tudd. césarienne. non ni ñu gisee doom ji ci biir. échographie mannequinat bu Sénégal. mais Baye Cheikh. téere boobu laata ko Mansour di génneel lu ne daj na ko. et téere bi même promo bi mu war a am. sax amu ko ndax dafa am yeneen lobby yu koy xeex. fu bañ téere bi ñu jaay ko bu baax a baax. man am naa ci. mais ci ngay gëm ni vraiment yow mënoo sax nawloo ku ñu ni kii. mannequin la ci li mu feeñal lépp. wala ñenn ñoo xam ne dañoo mës a nekk ci organisation genre mbir yi démb ak léegi li ma jot ci ay témoignages. ba sànq ba ma toogee fii ba ma paree avantage bi li ma ci jot ci témoignage aussi. yaa nga fekk may wuyu bi ma fekkee may wuyu téléphone ki ma doon waxal. Miss la woon moom it. moo tax jub doo nga am solo. moom it daf ma wax limal ma ay tur. c'est que li ma la wax nii li mu ci dund. li mu ci dund moom. alaaji li ma la wax nii. te moom it li dal Fatima moo ko def bañ ñu écarté. ak ñi ci nekk jekk lool mën a gañe lu nekk. ñu écarté leen parce que nanguwuñu yenn yi. loolu laa li dal Fatima looloo ko dal. mooy li ma dafa bañ ñu écarté ko. day am benn. donc moom bu ëmb bi feeñul woon. prostitution ba tey moom dañuy jeex kon couronam rek la ci yem ak fleur bañ koy jox mu dem toog. day am benn prostitution déguisée bi ci nekk. c'est que li ma wax nii. dafa nekk loo xam ni looloo nekk ci monde bi ma la wax de ñetti monde yi. showbiz yàlla rek la mën a dimbale. dëgg la ndimbalu suñu borom rek nga mën a am. pour mucc ci parce que da lay yomb. da ngay exposé. fi ngay fréquenté da nga fay fréquenté drogue bi day tege nii. yamba bi day tege nii. sàngara si day tege nii. sàngara si gën a seer day tege nii. lépp da lay yomb lépp day ubbeeku sa côté da ngay xam ñëpp da ngay xam ay guin da ngay xam ay góor jigéen da ngay xam ay drogueur da ngay xam ay dealer da ngay xam ñëpp. c'est-à-dire que monde boobu day ubbeeku ci yow. souvent day nekk milieu boo xam ne xamoo ko woon. non doo ko xam. ma soo fa dem milieu la boo xam ne yow sax boo nekkee benn ngaaka. yow tu te poses la question tout le temps parce que boo toogee nii rek ngay def ku ngay xoolee. boo ñëwee ñu xam ne kii ku bees la
nga wax ko nga bëgg nga bañ loolu nekk ci monde boobu. temps bi xoj nañu mais surtout alaaji li alaaji wax lu am solo. dérivé leen yombul li am solo te mën ko retenir ci wax ji mooy procureur na jël mbir mi. non dugg na ci. dugg na ci selon Sénégal 7. dugg na ci même libération tey même libération tey bind na ko mooy li nga ci wax loolu alaaji li nga wax noonu moo tënk wax bi. parce que organisatrice bii nii. non foog mu jox Sénégal yi cër quand même. waaw. foog mu jox Sénégal yi cër. vraiment Baye Cheikh. boo lii man laaj waxuma la nga nekk Miss de wala nga bokk ci ñiy tànn de. mais même pour nga défiler kese. am na chantage. c'est-à-dire que benn équipe mafia bandi la boo xamante ni bii ñu ëpp ci ñu ci ut xaalis di ci dund ci biir nit ñi mais dañuy exploiter xale yu jigéen ñi. mais jëlal téere boobu Baye Cheikh. dinaa la am man laay boo demee dinaa la indaale ci moo jëlee pause 10 heures naa la indi livre bi. journaliste moo ko bind. Mansour Cissé mais livre bi amul lu ñu deful pour bañ mu génn di ko xeex ak moom. baax na pour bañ mu génn ndax banditisme ak jëf-jëfu Samba Boy. en tout cas ñi ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci xeex bi pour xeexle Fatima Dione en fait xeexle wuñu Fatima Dione kese. justice la ñuy dañuy xeex pour yoon ak ñëpp ñi nga xam ne subir nañ ko ak suñuy doom yi ciy duggaat. parce que kii warta continuer di organiser lii. scandale loolu mooy waxu dëgg. warta continuer di organiser. Ambroise Gomis ñaata temps la ko bindal xoolal fin scandale Ambroise Gomis ñaata temps la ko organisé. gis nga gis nga baax na mi ngi nii donc man ne dama ne warta continuer comme que jiñ nañ ko lii rek warta continuer di organiser lii te ñëpp dañ ci war def seen kéemtalaay kàttan jéggalu nag ci suñu tësu démb bi la ñu waroon revenir tey alaaji Miss 2020 bi nag mooy femme bi nga xam ne jëkkëram elle est trop naïve maanaam dañ ko génnewul kan si miss bi dañ ko la fille la dañ ko yar bu baax teg ko fi ñu ko war a teg nit ñëw sànq ko loolu la rek da ngay waxam sax dañ ci gis benn naïveté boo xam non mais Baye Cheikh te yaay jàmm benn confiance dañ ko mucculoo ci jamono bi ñaar am na ci dañ koo tëye mucculoo ko jamono bi wala ñu encadré ko ci benn côté loolu laa la wax dañ ko mucculoo nu mu doon waxee justice du ko mën a gérer dëggantaan dëgg la mais sa façon bi mu waxee ni fi ne bu ci justice duggee lépp dina leer te gis nga parce que am na yeneen détails yu mu waxul li mu waxul enquêteur ba bàyyi doom ji xam na ko li mu waxul interview bi li mu waxul ci interview bi dina ko wax procureur bi bàyyi doom ji xam na ko de lépp nga mën a wax ni en public xam na ni ñu ko violé te saa dayen dina et puis ak yeneen beneen bi ci tege mooy yeneen moom nee na jiiñu ma kenn yeneen miss yi parce que am na ci boo xoolee ci xam nga réseaux sociaux yi la plupart di nga gis ñu def ay réaction non ñun jëluñu kenn yaa ngi dégg temps bi xoj nañu am na ay réaction yooyu gis ci Facebook bi doo xam ndax miss boobu ko bind parce que yaa ngi gis ay réaction miss Matam yaa ngi gis réaction miss Saint-Louis yaa ngi gis réaction miss yu bëri mais ñooñu mën na nekk ñu leen di filtrer au moins pour yàq dégg ndaw si mais bu fekkee am na ñoom ñi nañu génn wax mu ngo donc ñëpp nañ dem ci enquêteur en attendant bref ak Mame Mbaye Ndiaye bëggoon nañ ñëw ci tësu faamu démb bi mais bii comme urgence la te xeex la boo xam ne ñun dañ koy xeex en tant que jigéen yéen ngeen koy xeex en tant que waajur donc il fallait ñu ñëw ci tës bi mais lundi inchallah dinañ ñëw ci jëkkëru faamu démb bi femme bi ne jëkkër da ko yóbbu ci appartement meublé dinañ ci ñëw ak jàppale yi ñu jot ci moom journaliste comme man duñu wax mukk dëgg ci milieu boobu parce que seen ceeb da ciy tooy dañ ciy lekk xaalis dañ ciy tëdd ci xale yi mais moo tax je vous renvoie maa ngi leen di yabal ci téere bu Mansour Cissé journaliste la bu nekkoon Le Soleil mu ngi tudd échographie mannequinat sénégalais non foo kooku mooy traité dëgg parce que séntu ci benn intérêt mais daf ko fréquenté ba xam ne nekk ci biir yàlla yàlla sutural Zik FM radio Zik FM. Cette fin d'année promet d'être explosive avec Samsung. Jusqu'au 30 novembre, à l'achat d'une télévision, d'un réfrigérateur, d'un climatiseur ou encore d'une machine à laver, recevez automatiquement un bon d'achat au champ de 25 000 francs. Waouh! Xéwal laa leen di tegal nii de jënd sa appareil électroménager jot sa bon au champ ndugg ba mu neex la ci fin d'année bi. Rendez-vous dès maintenant dans tous les points de vente agréés Samsung. Ku yéex ñàkk nag kon bu leen xaar. La promo concerne les TV UHD et QLED, les frigos RT20, side by side et bespoke, les climatiseurs Winfrey ou inverteurs et les machines à laver AdWash et front loader. Offre soumise à condition et dans la limite du stock disponible à Dakar.
Le marathon FH Dakar revient les 20 et 21 novembre 2021 au Musée des Civilisations Noires et au Grand Théâtre National. L'inscription est gratuite pour la randonnée pédestre et les Kids Stadium. 2 000 francs pour le 10 km, 5 000 francs pour le semi-marathon et 10 000 francs pour le marathon. Tous les coureurs auront un sac avec un dossard, un maillot de course et une médaille à l'arrivée. Tentez aussi de remporter jusqu'à 3 millions de francs CFA, une Citroën C-Élysée et de nombreux autres lots. Sans oublier les animations et activités du village marathon au Musée des Civilisations Noires. Inscrivez-vous vite sur marathondakar.fh.com et supermarché Auchan. Rendez-vous les 20 et 21 novembre 2021.